وفي سفر هماني هلا ماهن. salaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi topp programme télévision Futur Média ñu ñëwaat ci beneen jotaay comme ni nga xamante ni noonu lañ ko tàmbalee depuis bi nga xamante ni dëkkmal nañ li nga xamante ni moom mooy màggalu Touba di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar. groupe Futur Média rawatina télévision Futur Média déployé wu ci déploiement bu am solo ñëw fii nga xamante ni moom mooy dëkk bi ci résidence Cheikhul Khadim di wéy di jàngat li nga xamante ni moom mooy œuvre bu gigantesque bi nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bàyyil nañu ko fi ci njàngale mi ci jikko yi ci xam-xam bi ci lépp ak lépp loo xamante ni war nañu mën a dimbali ci sunu dund ngir yéwénal ko. loolu nag moom moo tax ni mu nekkee woon nit ku multidimensionnel lépp daanaka li nga xamante ni dafa ñuy dimbali ci sunu quotidien mu xalaatal ñu ko bàyyil ñu ko fi loolu nag la ñuy wéy di def ay jàngat rawatina nag dëkk bi nga xamante ni moom mooy Touba ñu sanc ko diir boo xamante ni mën nañoo wax ne yàggul boo ko comparé ak yeneen dëkk yi bi ñu ko sancee waaye mu am benn évolution bu exponentielle boo xamante ni dafa am à tout point de vue rawatina sur le plan démographique loolu moo tax nag am ci ay doomu dëkk bi ñoo xamante ni dañuy xalaat nan la ñuy def ba Touba ñu mën koo gën a accompagner développement boobu nga xamante ni am na ko te du wàññi dara li nga xamante ni moom la borom dëkk bi bëggoon ci dëkk bi ndax wax na ne li tax Touba ak Daaru Salaam gënal ko ci dëkk yi mooy pas-pas bu sell bi nga xamante ni moom la ko sancee ndax sanc ko ngir dabi ay cosaan sanc ko it ngir wuti tool yu mu dundee waaye daf ko sanc rek ngir mu doon dëkk yoo xamante ni dañ ciy jaamu suñu borom ak di ko wéetal jaamu suñu borom nag suñ ko waxee mooy au sens large du terme lépp li nga xamante ni dina dimbali doomu aadama bi ba nga xamante ni dina dëppoo ak loolu Serigne Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu doon wax naan li ñu fi indi te bàyyi ñu fi ñu ciy ànd nag ak ñaari kàngam kenn ki mooy Serigne Mamor Kébé nekk entrepreneur nekk tamit doomu dëkk bi sëñ Mamor ñoo ngi lay dalal ci plateau télévision Futur Média di la nuyu bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulillahi alkarimi silminan ala istighali bi furudin wa sunan. alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi nuyu waa groupe Futur Média di leen sant ci seen taxawaay ci fan yi ak ci seen liggéey bu rëy bi ngeen def ci dëkk bi ak bokk ñun ci lépp loo xam ne mooy tax màggal gi ñu gën koo mën a wane. may dellu di sant nag sëñ waa Rawdu Rayaahin ndax ñoo ma woon ni ma ñëw te plateau bi wax ci wàllu Touba ak développement. ñi ñaanal suñu Muntaxa yàlla yàgg ko fi lool ba lépp loo xam ne nii mu ngi koy yéene. ak naa lay mag yi yëpp. àgg ci loxoom am tàmbaliwaat yeneen. amiin amiin ma ñëw fii nag ngi wax ci wàllug nan la ni début de relevé. début de urbanisation. fii man dama fi ñëw ci wax ci côté bi nga xam ne xamee naa ko ci suñ mag bind ci Matlabul Fawzayni mooy ni mu plané dëkk bi. ak li ma ci jàng ci gisinu Sëñ Saaliw nga xam ni. dund naa ko ak moom. jërëjëf Serigne Mamor Kébé dinañ ci dellu siwaat bu baax ci Matlabul Fawzayni bi nga xamante ni mën nañ ko tuddee la charte fondamentale wala boog plan directeur bu njëkk ba ci li nga xamante ni Serigne bi bëggoon na ko ci dëkk bi ñu ci ànd tamit ak Serigne Mbacké Mara moom conseiller municipal la acteur communautaire la acteur social la tamit di yëngu lu bari ci wàllu social waaye lépp loo xamante ni day jëmale dëkk bi kanam mu nekk ci bu baax a baax nekk fële ci conseil municipal bu Touba Serigne Mbacké Mara ñoo ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci jotaay bi. auzu billahi mina sheytaan rajim alhamdulillah ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi di sant Cheikhul Khadim di ñaan Cheikh Mountakhal Bachir mu yàgg fii te wér di ñaanal itam màggal gi ñu àgg ceeg jàmm te génn ceeg jàmm te ñëpp ñuy ñëw itam ñëw ak jàmm delloo ak jàmm ci barke Cheikhul Khadim baax na jërëjëf. jërëjëf sëñ Mbacké Serigne Mamor ci yow la ñuy njëkkee li nga wax noonu maanaam Serigne bi sanc dëkk bi ak lu mu ci bëggoon ak lu mu jàppoon ne moom mooy li nga xamante ni moo mënta ñàkk ci dëkk bi ngir loolu taxoon nit ñi daw wut si fi jaamu seen borom ak wéetal ko ñu mën ko def ci tawféex lan la ci dénkaane woon. waaw Touba danaan Touba kama tasawwaraha Seexul Xadim Touba ni ko sëñ bi imaginé woon ni ko sëñ bi bëggee woon loolu lu leer la ci bu dee xool Matlabul Fawzayni
nga xam ne bu mu tàmbalee ci bay di njëkk yi rek mooy bu ma tàmbalee alhamdulillahi alkarimi silminan ala istixaali bi furudin wa sunan sakartuhu li annahu xat saaxani li watanin bihi nafa ma xaqani maa ngi koy sant di ko gërëm ndax andi na ma ci dëkk boo xam ne nii lépp lu ma doon gàllankoor dàqal na ma ko dëkk yam nekkoon ay dëkki maamam la woon wala ay nangam la woon mu jógee fa lépp nag ñëw samp dëkk boo xam ne da ko taxawal rek ngir jàmm suñu borom dëkk boobu nag mu def ci ay piliers bu ñu ko defee daanaka kon da ko def ngir mu nekk dëkk boo xam ne day màgg doon dëkk boo xam ne dëkku jaamu la boo xam ne dafa war a màgg jëm ci économie dafa war a dem màgg jëm ci lépp loo xam ni dafa war a am xam-xam jànkuwaaye loolu nag muy lu leer loo xam ni sëñ bi ko bind ci Matlabul Fawzayni ñu mën ko muy ay lu ñuy pratiquer mais xalifa yi jaar ci mooy sëñ Modou Moustapha ñu moo ko jëmmal daal di indi si sëñ bi ci dëkk bi tracé yoon wi sëñ Fallou def noonu bu ñëwee ci mujj gi nag mooy sëñ Saliou man fi may ñuy waxe nii damay wax vision sëñ bi moom dañu woon dëkk bi dafa war a doon loo xam ni lépp luy ab dëkk war a am da ko war a am dafa war a am lépp luy wàllu naan isdihaar lépp luy am yokk ak dafa war a am muy dëkk boo xam ne war a njàng ma dafay am mais nag mu am ñaari aspect dëkk boo xam ni da nga ko fondement muy xaram comme ni Makka amee xaram foo xam ne boo duggee da nga xam ne fii dafa sell lépp loo xam ni boo duggee rek yaay da lay bijji jëmale ci suñu borom ak foo xam ne nag dafa war a riir màgg jëm ci économique ndax jaamu yàlla munta avancer te amul amal moo tax boo xoolee sëñ bi ci tàqale ñaari yooyu moo taxoon mu ni bi ne élection yi day am mu ni nan génn xorom bi nan dem ba ca ginnaaw communauté rurale ba man faa tàmbale nga xam ni lépp luy droit élection nit ki da koy mën a am mais bu dee wàllu jàmm gi ñu jël dëkk bi di tàmbalee ci jumaa ji ba génn corniche bi ñu jël ko jagale ko waa dëkk bi ak xoromu dëkk bi mu xam ne da nga koy warmaal moo tax vision boobu moo taxoon mu naan nan génne banques yi ak nan génne lu ko jegee ndax kenn ku ne da ngaa war a gën a jege jumaa ji ngir mën a julli jumaa ji mais gën a jege jumaa ji ngir commerce loolu du vision si sëñ bi kon vision sëñ bi mooy dëkk bi na màgg ci ñaari aspect yi aspect diine bi ak aspect économique bi loolu nag dox na ci ay jéego yu bare bare ban joxoñ la ci wane woon waaw joxañ bu njëkk bi mooy bàyyi ñi bu def politique xam am na sëñ bu njëkk dañu woon doon politique Touba sëñ bi ne aayewul loolu mais nan ko génne ci dëkk bi ñu dem ba ci communauté rurale ba ñu génn ñu dem ba ci Darou Rahman ñu defee fa politique ñuy voté ñëpp boo xoolee fi lii yi ni def ay vote yëpp du biir xorom bi day génn dëkk bi mooy kon xajul benn yoon droit citoyen nit ki mu am ko day am li mu war a am mais nag nan bàyyi dëkk bi tamit xorom bi mu am xoromam pour continuer loolu boo xoolee mooy ñaareel bi ci toppaat mooy sëñ Saliou vision am ci dëkk bi mooy ñu dëkk dafa am ay sancaan nan jàppale nit mooy day lotissé yaatu jox ay nit maye ko gratuite yóbbu fa la ca war ñooñu nag bu dëkk bi màggee ñoom dañuy jaayaat wala ñu def nangam mais ñooñu dañ leen war a entretenir ndax ñoo tax dëkk bi màgg moo tax yërmaanam ji daan dem ci ñoom lu mu am ci ay xeetu màggal yëpp da ko daan yóbbu ci sancaan yi sancaan nag ñooy yokk dëkk mooy tax dëkk bi màgg loolu mu def ci lu am solo kon sama wax daal mooy sëñ bi ñu ngi basé ci ay waxam yëpp ci Matlabul Fawzayni mooy ñaan sëñ bi sëñ Tuubaa ñaan na lépp loo xam ni dëkk da koy am dëkk bi da ko war a am te ñaan yooyu day am boo xoolee ñaan bu njëkk gi ëpp doole nag nga xam ne da ko yare ab murit mooy dafa def ni
murid initiative bi bu mu xaar keneen initiative bi ci moom la war a jóge proposition force de proposition dañu ko bari tabir mi nafsikal aadaba yow del def li war keneen li war ci dëkk bi bu ko laaj yow laajal yow defal li la war loolu moo jur association yi dëkk ci dëkk bi yëpp kenn ku ne da ngay xool ni lii doxul rek nga ñëw def sa proposition léegi sëñ Mbacke jërëjëf sëñ Mamor léegi yow nga nekk ci conseil municipal mooy nga bokk ci ñi nga xamante ni jàpp ngeen ne da ngeen a war a dem laaj ndombo tànk wala représenter askan bi ngir bëgg-bëgg yi sëriñ bi amoon ci Matlabul Fawzayni ngeen mën ko jëmmal mën koo suivre tey jii fan ngeen toll ci taxawaay boobu ak ban gis-gis nga am ci défi yu mag yooyu notamment sécuritaire démographie ak grand chantier yi nga xamante ni tey Touba moom la soxla. waaw Pape Djibril Touba dañoo toll foo xam ne nii jàpp ma ne Touba ji ñuy nekk nii mooy Touba yi sëñ Modou Moustapha Dia wala mooy Touba yi sëñ Fallou Dia parce que Touba dafa toll foo xam ne actuellement sur le plan démographique kenn ku ne xam na ne dëkk bu jar a waajal la. ab dëkk nag suñ koy waajal dañ koy waajal ci sensibiliser nit ñi ci les fondamentaux de l'urbanisation ndax ab dëkk ay nit a ko dëkke nit ñi ko dëkke dañoo am ay bëgg-bëgg yooyu la ci jiitu mooy assainissement est-ce que Touba assainir nañ ko ni ñu ko war a assainir fuñ ci toll ab dëkk ñekki ko dëkke dañoo war a am éducation est-ce que Touba waajale nañ ko noonu ab dëkk ku fa dëkk dafa Touba fi ne tey ñi ngi leen di natt ci 900000 yoo xam ne ñun dañ koy contesté te dëkk bi soo ko nattee ci 900000 habitants lépp lu état di def ci 900000 habitants yooyu la koy natt dëkk bu toll ne Touba bu yàggul ministre de l'intérieur génne na benn arrêté wax ne compétence sécuritaire bi mi ngi nekk ci loxol police sur toute la commune de Touba à l'extrémité donc dëkk bu toll noonu soo waxee loolu mu am une population boo xam ne ni ñoom nee nañ 900000 la ñun ñu di ko contesté ndax jàpp nañ ne ëpp na ko te su fekkee 900000 la rek problème la parce que même su doon 900000 mooy population Touba déjà sur le plan sanitaire rek on a un gap de 60 postes de santé. ñaata la Touba am fi mu ne ci ay postes de santé. 30 postes de santé. dinañ ñëw ci défi sanitaire bi mais urbanisation bi. défi urbanisation bi itam mooy war na am assainissement. mais est-ce que Touba li ko dëkkee fii ne actuellement muy 900000 personnes jàpp nañ non jàpp ma loolu. am na benn assainissement boo xam ne eaux usées la mais eaux usées boobu mu am Touba jàpp naa ne war na daj ci dëkk parce que màggal gii ñu nekk tey muy màggalu Cheikhul Khadim jàpp nañ ne feek 5 ans 6 ans ci nawet lay nekk. donc war nañu def de telle sorte que nit ñi suñ ñëwee ci dëkk bi am fuñ jaar. ku war a def nun noo war a njëkk a def mais état itam ci la bokk parce que dëkk bi ay nit a ko dëkkee. ay citoyens yooyu ko dëkkee nous ne sommes pas des citoyens extraordinaires nous sommes des citoyens sénégalais. donc lépp li nga xam ne nii moom la citoyen sénégalais war a am ñun waa Touba dañ ko war a am mën nañ ko bañ a xaar nag waaye dañ ko war a am ndax ci dëkk bi leen dëkk ci réew mi lañ dëkk. donc dama yaakaar ne li nga xam ne mooy éducation ak lu baree bari état moo ko war a defal kii bi. lu mel ne par exemple les déchets état war na jàpp parce que da ngay xool ne 900000 habitants soo ko calculé tey Touba mi ngi généré ci 600 tonnes de déchets par jour. donc su fekkee nun contestation boobu ñuy def les 900000 la nga xam ne ñun ñoo ngi wax ne 1 800 000 la donc on a par exemple une production de déchets de 1200 tonnes mais loolu il faut état jéem ci dara état nag mi ngi jéem mais état dafa bari aussi loo xam ne mi ngi koy def Touba te su ko fi defee pare du ko contrôler. da ko fiy def ba pare maanaam par exemple lu mel ne déchet bi ma lay wax tey nga xam ne par exemple ñun ñoo ngi produire 600 tonnes di contester les 900000 depuis 2017 le président Macky Sall waxoon na ne danañ fi inauguré benn usine de déchets ba léegi usine de déchets boobu kenn inauguré ko lu tax pourquoi parce que amul suivi bi ci war a am parce que déjà y a un entrepreneur boo xam ne il est là usine bi ñun entrepreneur boobu moo ko tee pare te lépp li nga xam ne ay oto la wala yu demee noonu il est sur place donc état mi ngi def dara Touba mais li muy def amul suivi noonu la koy defee ci assainissement parce que li muy def Touba su fekkoon dafa ànd ak suivi jafe-jafe yi ñuy am mais mi ngi def mais li muy def non seulement xeebuñu ko su yokkoon loxoom ñu jël waaye nag di ko suivre aussi da ci am solo lu mel ne assainissement eaux usées am na fi mais eaux usées boobu mu fi am tey est-ce que eaux usées boobu su àggee dana mel ni bëgg jàpp ma lool. sëñ bi ci assainissement bi.
ci gis-gis bi nga xamante ni ku mel ni sëñ Saliou comme plan boo xamante ni yow doon nga ko coordonné ban gis-gis lañ ci amoon. waaw assainissement bi moom xëy na dafa doyul mais fi ni mu tàmbali woon baax na mais dafa doyul mais eaux usées bi man gis naa ko mais man comme entrepreneur laajte naa naan pourquoi ñu bàyyi lii am fi ndax amul suivi bi ñu wax nii ndax boo xoolee PVC yi nga xam ne moom nañ def pour mu jàllale ko kooku ku gën a ndaw sax boo xamee xam ne lii mënut a ndax PV loo xam ne mënut sax 200 ci eaux usées PVC du motul ay 150 xam ma bu ndaw la kooku gis nga xam ne loolu du bu defee tamit du am affaire bu ñu bëggoon su ko bu paree tamit du am affaire bu bëggoon xëy na nag man yoruma doon na technique yi moom moo gën a xaj foofu mais fa nga xam man vision bi nga xam laa wax mooy vision bi nga xam ni moom lan bëgg a yamale Touba ak yeneen dëkk yi Touba dafa am nu mu bindoo mooy dafa nekk mooy dëkk boo xam ni dañ ko tabax ngir jaamu yàlla dañ ko tabax ngir tabax nit kon ñi nga xam ne ñi ñoo yor loolu seen vision moo war a gën a kawe ci yeneen gisi ni lan mooy vision bi mooy fexe ba li waroon lool ndax nit ñun danoo gàddaay ñëw ci dëkk bi ku ne da nga bàyyi la nga nekkoon ñëw ci dëkk bi kon ku ne da nga am priorité bu amoon priorité dëkk bi nag mooy fexe ba li njàngalam sëñ bi nekk ci kaw lépp ndax boo dégg ñaan sama sëriñ bu nekk dafa danaan day dox ci xidma sa sëriñ mooy njëkk a nekk xaadim dafay njëkk a liggéeyal taalibe yi doog a boppam moo tax bëgg-bëgg sëriñ foo ko gisee doon bëgg-bëgg personnel day nekk bëgg-bëgg mbooloo mi kon il faut ñu jox sëriñ si ay pouvoir ndax ñoom duñ xool seen bopp dañuy xoolal mbooloo mi bu nga ko defee ne citoyen bi nga xam ne dafa nekk Mbour wala Thiès xam moom mooy revendiquer doo ko am fii kenn du revendiquer doo ko am ndax am na ku lay revendiquer moo tax ñu bëgg bu ñuy xool Touba ñu xool ko ci beneen aspect bu bokkut ak boobu boo gisee sëñ bi sëñ Saliou am man su ma waxee nii mas naa toog benn bis ma tam ma yeggi ma ñëw jege ko ne ko man daal daa bëgg na wax yow ci mbir dëkk bi ndax boobu am na comme jël mu nekk maire ma ne ko ma sañoon daal ñu jël xaw ma sax loolu am na ñu jël benn administrateur civil mu yor wàllu lépp bis yëf yi ñun nag ñu doog defee nag maire bi nag moom di doxal mais wàllu gestion bi mu am fu mu jaar ba mu xamee ni man maa ngi wax ci wax jooju daa mel ne daan dafa jëkk ba tontu ma mu bàyyi ba nit ñi dem woo ma ci biir ñu waxtaan lu yàgg mu xam vision ci dëkk bi mooy ni bëggee ñu gouverner Dakar ak Touba li ñu wute port fa nekk la muy génne dafa nangam mooy loolu yëpp am na Dakar te amul Touba mais Touba am na lu ëpp loolu mooy ñun ñi nga xam ne ñooy sëriñ si ñoom ñooy initiative ci ñoom la jógee kon dëkk bi dafa war a am norme yu mu topp mooy norme xidma jariñ te bañ a jariñoo loolu dina dem a dem ba ci ba mu ni ba même sax maire bi fi nekk nii duma ko def sa bokk ci man ndax koo xam ne bu juree tudde la bu juree jox la boo toogaat ci kawaat day mel ni buur la kon da ngay jëkk keneen koo xam ne sa ndigal lay wëy su baaxee ñu ne sëñ bee def su erreur amee ñu mën koo xas moom bu nga xasee nga dégg yow nga corriger loolu mooy dajale njariñ yëpp ba noppi nag di sàmm njariñu population bi assainissement bi nga wax nag moom état mi ngi ci def ndax dëgg yàlla investir président Wade defoon na fi dara si Macky ñëw def lu xaw a lu gën a kiyaat mais am na ni ñu yare ñun murid mooy doo ñaxtu da ngay proposer nag boo ko defee nit ñi dañ lay bëgg dañ lay topp ci loolu gis nga li amul bu yàggul mooy Touba Ca Kanam def na ay kii yu am solo def ci dëkk boo xoolee lu ëpp daanaka ay 7 kilomètres xaw ma si yaakaar naa tiwooy ci seen initiative bopp mu ànd ak tamit expertise bu fort ndax boo xoolee ay ingénieurs yu dëgër ñoo ko yor commencé naa ba sax mais est-ce que lalu na ci vision globale boo xamante ni fekk na ñu nas ko ba pare nga xam bu ñëwee da ciy tegu wala ndax nit acteurs yooyu nga xamante ni dinañ am volonté dinañ bëgg ndax dañuy ñëw rek di sof wala ndax dina am fu ñu sof wala ndax dañuy ñëw rek am fu ñu kii waaw loolu kii sëñ Mbacke Mara bala ñuy ñëwaat ci sëñ Mame Ma waaw xam nga ndax action yooyu nga xam volonté taalibe yi ñoom ñoo ko am ngir dëkk bi jëm ca kanam ndax dina fekk mu am plan boo xamante ni ci lay tegu xam nga Touba am na ñetti plan
bu njëkk bi mooy plan bi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla yokk leeram te tax na ci barke moo ko defoon muy 1983 ba 1990 mu nekkoon sur 32 000 hectares beneen bi ci des Serigne Saliou moo ko defoon mais plan yooyu yëpp biñ ko defee pare yéene jën ci amoon Touba daf koo teel a dépassé mais am na beneen plan nag d'urbanisme boo xam ne nii il est en cours mais plan boobu tey soo ñëwee Touba di ko laaj kenn du la ko wan ay nit ay acteurs dañ fiy ñëw tey ne dañoo soxla plan d'urbanisme te plan boobu le président Macky Sall moo ko financé sur l'égide de sëñ Sidi Mokhtar. ana plan bi. kenn gisu ko mbaa boog man gisuma ko mbaa boog gisaguma ko laa mën a wax. discuter wu leen ko au niveau du conseil municipal. mais non parce que c'est un plan boo xam ne dañ ko jox un privé mu yor ko donc privé bi su ci paree daf ko war a jébbal état jébbal ko ay services am. jafe-jafe ci Touba nag li ko indi mooy état li mu fi def lépp daf ci war a impliquer ay services am parce que y a des services départementaux ci lépp à Mbacké. donc ñoom su fekkee dañoo bëgg am un suivi boo xam ne dafa correct dañoo war a def lu ñuy def ci dëkk bi ak lu mu mën a doon. ñu impliqué leen ci ñoom. ba su ëllëg si biir su changement amee ñoom su ñëwee danañ mën a xam tey fi ñu mën a teg seen tànk mais bari na lu ñuy def ci dëkk bi tey loo xam ne nii soo demee ci services départementaux yi nekk Mbacké. que ça soit urbanisme social wala lu mu mën a doon dañ lay wax ne la xawma ci dara. ci kaw la jóge ci kaw la jóge. tant que mi ngi jóge ci kaw nag di leen romb mairie bi di ñëw. jafe-jafe rek mooy am. finalement c'est quoi le rôle du conseil municipal finalement. waaw mais xam nga rôle de conseil municipal mooy ni ko sëñ ba ñun ay donga lañ yoo xam ne dañu leen a teg foofa mais li jaadu woon mooy. lépp loo xam ne am na ci dëkk bi. ba kilifa yi joxe ko ba pare. dañoo war a ñëw foofa nag waxtaan ceeg ñun mais loolu léeg-léeg du am. des fois dafa am loo xam ne nii nun conseil municipal bi. noo waa dëkk bi ñoo ko yëgandoo. te pourtant su waa dëkk bi jóg di dal ci kaw suñ kaw la ñuy dal. loolu nag moo nekk li nga xam ne nii moom la ñu war a changer. sëñ Mamor. waaw loolu moom xëy na effort personnel la. man ne bu nga mooy Touba. ba léegi maa ngi défendre. idée bi orthodoxie bi. waaw li taxoon ñu sañ mooy modèle bi am Iran. ban modèle moo am Iran moo war a am fi mooy fii dañoo war a jël képp ku bëgg a nekk maire. wala ku bëgg a nekk conseil municipal. nga am sa CV boo bind ñu jël ko proposé ko sëñ bi xool mu am droit veto fekkee gis na ni Mamor Kébé kat dafa bëgg a nekk maire ñu xool ni Mamor mi kat du ko toppul ci njàngam sëñ bi des na ci moom kooku def ko maire Touba yàq la sëñ bi nag bu xoolee ba xam ni ñii kat sama njaboot kese la te am na mën a doxal dëkk bi mu kii ko. pas-pas baa ngi fi xam-xam baa ngi fi. waaw mu valide candidat yooyu. moo tax ma ne Touba il faut que mu am kii statut spécial. ndax Touba ni nga ko gis sa santé day spécial. ndax Touba dafa sancu def ko ba noppi décentralisé ñëpp nekkaat ci yeneen dëkk yi. Daaru Musti fii la jëm si ñëpp day wuti dëkk bi kon kooku il faut ñu jox ko statut spécial. mooy moom. li ñu tànnee ay maire ci yeneen yi du nga ko tànnee Touba sëñ bi moo war a valider candidat yi ñu bàyyi candidat yi ko compétir ndax il faut tamit ñu responsabiliser leen comme li wax ni éli bu nekk ci biir place war ngaa défendre sa programme ndax boo défendre sa programme mais fekkee da la copte jékki-jékki ñu woon ne kaay nekk fenn doo mën a défendre sa programme mooy nan bàyyi suñu biir ñu compétir mais nan compétir ci ndigalu sëñ bi mooy man dama na am sama programme ñëw ñu jox sëñ bi xool ni ñii de mën noonoo dem ndax gisuma ci ku ma gërëmul ñooñ su ma tànnee sama programme dama koy déroulé comme ni ma ko proposé woon te sëñ bi doo mere sëñ bi da ci ànd mais fekkee nag dama jékki-jékki rek moo nekk sama kër ñu comme que ni ma kaay nekk ministre kii du ma am benn vision léegi yéen compétence transférées yi au niveau des collectivités locales ci li nga xamante ni foofu lañ leen wax ne leen foofu ngeen war a agir lan moo xew ba du ngeen fa mën a agir efficacement ndax nit ñi dëkke dëkk bi moom moo tax amu leen moyens yi efficacement wala ndax seen mairie dafa amul xaalis wala déet. waaw xam nga mairie Touba ñun on a un budget de 4 milliards 900 millions l'année dernière mais 4 milliards 900 millions yooyu soo defee recouvrement mënoo dépasser 1 milliard 500 millions ñu bari ci dëkk bi nag dañ jàpp ne 4 milliards 900 millions ñun dañ koo jël teg ko fële di ko utiliser déedéet prévision la mais prévision boobu doo mën a recouvrer 1 milliard 500 millions mais man gëm naa ne Touba war naa mën a am 15 milliards. 4 milliards néewul lool. non jàpp naa ne Touba war naa mën a am 15 milliards mais nag il faut que ñu teg ko ci yoon loolu ñuy wax ci par exemple relevé défi de l'urbanisation mais ab dëkk nu fay nit di nekkee
te restauré wuñ fa par exemple le permis de construction. ñuy tabax par exemple dëkk bi comme ni ko sëñ Mamor waxee. dëkkub Cheikhul Khadim la. dafa war am plan d'urbanisation boo xam ne dañoo waroon tey jii. wax ne par exemple jumaa ji lépp lu ko jege. ci limite sangam. kenn amu fa par exemple droit def R+3. parce que suñ ko seetaan nii tey muy dem. danañ dem ba mu yàgg lii nga xam ne mooy suñ symbole. nga xam ne ku tedd ki fi la nekk dañ dem ba mu yàgg kenn dootu ko gisati. dëkk yu mag yëpp noonu lañ def. te dëkk yu mag yëpp noonu lañ waroon nañoo mën a am na nu ñu ko réglementé ci benn modèle architectural sax. mënoon nañoo wax sax itam ne. ku jógee barab sangam ba barab sangam ku fi dëkk da ngay war a peinture dëkk bi ci peinture sangam. nga xam ne ku dëkk Touba da ngay xam ne changement am na. war nañoo mën a def de telle sorte itam dëkk bi am ñi fi nekk te dëkkee ko te am seen i kër am par exemple un titre de propriété. te loolu pourtant sëñ Saliou préwaroon na ko. man Pape dafa am lu ma gëm. dama gëm ne en matière d'urbanisation. lépp lu ci waay di def ak foo ko mën a defee te delluwoo ca fa sëñ Saliou taxawoon. yaakaar naa doo ko réussir. ndax daf ci amoon xam-xam. am ci bëgg-bëgg am ci yéene ba pare bàyyi fi ay ndigal. am na ku mas a woo doon wax ak moom ci urbanisation. mercredi la ko woo mardi la ko woo. biñ ko wooloo mardi ñu ne ko sëriñ bi nee na nga ñëw fa mercredi te en général sëñ bi daawul recevoir mercredi. mu amuk jaaxle. bi mu ñëwee daf ko wax ne ko diw. li tax ma woolu la. mooy dëkk bi dama cee am yéene. xaw ma nag maa yow danañ gisanteeti wala duñ gisanteeti waaye damaa bëgg ëllëg si biir lu mën a xew del wax dëgg. te pourtant am na lu mu ko bàyyeel del wax dëgg joojee mu ko wax moo tax ma ne la lépp luñ fi mën a def te delluwuñ ci les fondements te sëñ Saliou. foofa sëñ Saliou commencé woon nga laaj ko. ñu wax leen ne fii la sëñ Saliou commencé woon man ngaa daw ba daw 15 kilomètres ak si fekk àggagu fa sëñ Saliou yemoon donc il faut que ñu dellu ci fondamentaux sëñ Saliou yi parce que kenn gënu koo xam dëkk bi kenn gënu ko koo cee bëgg kenn ëpp ko ci yéene et puis c'est le dernier fils de sëñ Touba xalifa général des mourides. Très bien. Donc sëñ Saliou mooy ki nga xam ne ñun il sera toujours notre xalifa jusqu'à la fin des temps donc nañuy dellu ci ay loolu nag pour ñu dellu ci il faut ñuy laaj ñi mu doon collaborer sëñ Saliou ni mu bëggee woon nii ak nii ak nii. très bien loolu nekk loo xamante ni lu am solo la muy vision boo xamante ni amoon na ko ñu gisoon ne sax du avec Abdoulaye Wade gisoon maître Wade gisoon nañ ne def na ci ay jéego waaye au-delà de cet aspect là Touba tey ji fan la toll ci accès universel maanaam est-ce que nit ñi bu ñu soxlaa faju dinañ mën a faju directement ndox mu ñu war a mën a jëfandikoo. boo xamante ne ndox mu mucc ayib la ndax problème mu ndox mi day fay posé wu gis nga ci màggal gi nii dina ñàkk waaye bu dul màggalit ndox mi ngir nit ñi mën koo jëfandikoo ñu ci bari dañuy jënd ndox ngir mën koo jëfandikoo loolu boo koy jàngat sëñ Mame Mor ban kii nga jëm. maa ngi jëlaat ko waxee sëñ bi li wax léegi rek. mooy dëgg yàlla mooy référence sëñ bi. dëkk bi da ko ñoroon te da ko xamoon. dëgg yàlla da ko ñoroon lool te da ko xamoon. thème bi dañ ni comment relever le défi de l'urbanisation. Touba moom déjà man damay laaj dama naan naka la nga koy Touba moom da nga ko war naka la ni pérenniser lii. ndax Touba mooy dëkk bi nga xam ne déjà relever le défi ba noppi. mais nag dafa am lu desaat. mooy Touba amul bidonville lépp da nga ko lotissé ci sëñ Cheikh Gaïndé Fatma moo tàmbali ci dëkk bi fi gën a jege. dëkk fi ñu ci gën a leen tàmbali di ko yóbbu ba ca fin ba. léegi nag pour mu avancer. mooy dañuy fexe ba ñu waa dëkk bi participer ci dëkk bi ñu am ay normes yoo xam ne da nga koy topp. maanaam norme sëñ Saliou dañu woon dëkk bi da nga koy def titre foncier mais titre foncier bu ko defee dina ko def noo xam ne doonul ni titre foncier bi da nga koy def ngir maam moom ñëpp moom. dina ko def noo xam ni kuy ab sénégalais. kuy sénégalais. ndax da ci génne tubaab ndax la xew Mbuur wala ñeneen ñëw dëkk bi day bañ kuy sénégalais référence nationale la bëggoon kuy sénégalais rek nangam sëñ nga am pak sëñ nga am kii titre de propriété waaw loolu bu ko defee nag day am norme yoo xam ne pour ñu jël ko ci yow lu raar la mooy li wax ni sartu dëkk bi da nga koy nangu ni lii la dëkk bi di nangam la boo nangoo loolu rek dëkk bi du baax fekkee suñoo fa jënd am sa titre def baar suñuy def nangam mais lépp li norme dëkk bi wax kenn mën naa sa kii sa dëkk nit ki bu moomee loolu am na droit avancé ci wàllu kon dëkk bi urbanisation ñun dañ ko gagné ndax dëkk bi amul ni ko lotissé baax na soo xoolee ñun ñoo nekkoon ci Istanbul bi si mu fa dem moo nekkoon dëkk bi gën a taaru ginnaaw New York waaw ni mu ko war a gungee ci wàllu
santé ci wàllu ndox bi disponibilité de accès à l'eau potable ak yooyu waaw ndax loolu moo ngi ndax ni muy màggee loolu nga koy topp waaw loolu laa ne maire bi nag maire yi mi ngi dox dama du ma nekk fii pour di critiquer mais maire moo waroon a jiitu ci action yi njëkk a def initier ay programmes yu mag a mag nit ñi topp ci ndax identifier nañ le besoin tey ndax identifier nañ le besoin xam xayma ko xam ni mu toll ba nga xamante ni tey ndax li nga wax léegi dëgg la ñoo ngi lotissé nit ñaa ngi dëkk waaye di nga dem foo xamante ni tey ci dëkk ci extension yi doo fa fekk hôpital doo fa fekk voirie yi accès bi dafay difficile. waaw loolu moom daan lu ñuy partagé la diggante état ak maire yi mais population Touba moom wax dëgg yàlla ñu ngi def seen effort. mais maire Touba état Sénégal nag moom mi ngi jëf waaye dafa daw ci 80% dafa daw ci Touba. mooy éducation bi xëy na Touba am na forme éducation bi mu bëgg état daw. war naa xam ne ñun bëgg noo jàng ñi ngi Touba moo ëpp lu ñuy fay ci éducation. maanaam. ñun suñu xale yi ñoo ëpp lu ñuy fay kenn ku ne da nga yóbbu sa daara internat fayal sa doom muy jàng Touba moo gën a cher éducation te ñëpp da nga koy def seen jëfi bopp Touba moo gën a fay lu muy fay ndox ndax ndox mi baaxul pour naan potable. Touba nee nañ fay ñu ndox. ñoo gën a sonn na ndax ñu ëpp lu jënd ndox. ndax ndox mi ñu fi am duñ ko mën a jëfandikoo. kon état dafa war a participer ci ñun. fekk suñu initiative yi ñu def mu jàpp ci. mais état dafa daw. suñu TVA suñu yi muy jël da koy yóbbu faneen am na partie bu ndaw bu ñuy defal mais wax dëgg yàlla waa Touba ñoom ñu ngi def seen effort. boo xoolee li tax dëkk bi du dëkk ñaxtu. ndax kenn ku ne da ngay jàpp ni yaa war a. defar yaa war a defar. mais maire bi moo waroon jiite initiative. fu ngeen toll ci initiative yi. waaw mais xam ak nga identification besoin yi. mais xam nga Touba comme noonu loolu nga xool. ñoom nee nañ ñun 900 000 personnes lañ. ñoom loolu la ñu wax mais ñun dañ koy contester. mais fan ngeen teg contestation bi yéen. contestation bi fi ñu ko teg. mooy Touba par exemple tey 33 forages a ngi fi. 33 forages dëkk bu mu nekk di fonctionner. ba pare di manqué ndox. soo nee 900 000 personnes nga fa xam nga ne jafe-jafe am na. mais est-ce que Touba tey tamit warul egg ci xaymal boppam. bu fekkee ne ñoom échantillonnage bi ñu def fële. dalul seen xel. ndax tant que amuloo chiffre yu baax yi pour nga jël décision dafay jafe. waaw mais est-ce que tey jii comment. loolu décision bi mënut a jóge ci maire yi donc loolu décision bi ci xilaaf gi la mën a jóge. parce que Touba y a 392 quartiers. 115 villages. dont 74 officiels. ñooñu même su fekkee dañuy jël un cabinet privé. ànd ak état bi dañ ko loolu moo war a jiitu te loolu amagul parce que 392 quartiers. Touba tey par exemple man je suis officier d'état civil. actuellement fii ñu nekk tey au niveau de fële. on a par exemple 800 000 actes d'état civil 800 000. actes d'état civil. heureusement maire bi jël na ay initiatives pour au moins ñu décentraliser état civil bi mais noonu ñu décentraliser état civil bi. noonu la ñu war a décentraliser lépp. dañoo war a jël ay initiative su fekkee par exemple ndox moomu nga wax. mais y a 32 forages. te tey fii ñu nekk à Darou Khoudoss fii ñuy wax nii. man sama kër amul ndox. problème bi nag mooy. mais li sëñ bi wax léegi noo koy comprendre mu ne waa Touba ñoo gën a sonn ci jënd ndox te ñu wax ne Touba duñ fay ndox. waaw mais Touba dañuy fay ndox dañoo yëgul ne ñu ngi fay ndox. loolu nu mën a nekkee. xamul tax par exemple Touba soo fi dëkkee tey. pour nga vider par exemple sa cabinet da nga ko vider 3 fois wala 4 fois. mooy fosse yi. mooy fosse yi. pour nga vider par exemple fosse yi nga xam ne moo yor ndox mi da nga ko vider 4 fois. soo calculer loolu su fekkoon tey dañuy participer ci ndox mi ñun duñ ko yàq kon du vider lu toll noonu donc li ñuy fay mu ëpp loolu. ensuite ndox mi ku tedd ki doon ñaan ñëw na ndax ku tedd ki ndox mi mu doon ñaan mooy ndox mu mën a jàppal ak mu mën a sellal moom am nañ ko. meneen mi nga xam ne nag dañ koo bëgg nag nga xam ne nii suñuy bëgg-bëgg a tax nag. kooku nag il faut ñu def ci effort. loolu nag kenn du ko tudd. yan te mënut a ñàkk yan effort mooy di ci participer. comment. di ci participer rek comment kay xawuma ko xalifa bi moo ko xam. mais man gëm naa ne dañ ci war a participer. est-ce que def ngeen ay proposition allant dans ce sens là. waaw mais xam nga li ñuy def ni proposition la. parce que nit ñëpp a ngi ñuy déglu. parce que TFM du télé bu ndaw. ñi koy déglu du ñu ndaw. kon jàpp naa même li ñuy wax nii sax. parce que ñun ay nit la ñoo xam ne sensibilisé lañ man mais am na foo xam ne ñun suñu kàddu àggu fa. mais ña fa seen kàddu àgg. suñ ko déggee mën naa am ñu àggale ko fa mais benn problème dafa posé wu. ñun dañ ne mairie lañ. mais dafa bari lu fiy xew loo xam ne noonu ñëpp a ko yëgandoo. dafa bari luy xew ci dëkk bi. waaye nag dafa am loo xam ne man dafa ma intéressé. trop mooy lan mooy maa ngi dégg le président Macky Sall wax ne. Touba def nañ fi benn hôpital Matlaboul Fawzeyni pour une valeur de 6 milliards. noonu mu def
ba def hôpital bi pour une valeur de 6 milliards te kenn gisu ko bañ inauguré ko noonu la war a saytoo loolu su ko tegee ci loxol ñim joxoon loolu wala ñu mel ne moom problème dox ñi ngi wax benn hôpital boo xam ne ni 3 milliards 32 milliards mais hôpital 32 milliards su fekkoon tey dañoo jël hôpital boobu def ko ay centre de santé wala poste de santé 390 postes de santé 390 quartiers yëpp mën nañu am ay postes de santé wala ay centre de santé donc Touba dafa am priorité mais est-ce que par exemple un hôpital de ce niveau là est-ce que priorité la pour Touba waaw léegi su ko fi defee ba pare li mu war a def nag mooy ñu di ko saytu mooy moom am na fi ay service technique yoo xam ne dañoo war a ñëw di saytu mais loo xam ne da nga koy indi ci dëkk tuur ko te doo ko saytu yu mel noonu rek ci léegi sëriñ bi ñuy souvent tamit dañuy dégg problème mu sécurité ñuy dégg ndaxte ay braquage wala soit ñu dégg ñu ne nit def na nangam egg na ci nit ba jël bakkanam ak yooyu souvent dinañ ko fi dégg comme niñ koy dégg feneen mais ci wàllu défi sécuritaire tey ci wàllu maillage ba nga xamante ni dinañ dissuader ñooñ nga xamante ni ay malfaiteurs lañ foofu tamit ndax desul ay jéego. waaw ci Touba boo xoolee ni mu toll ak ni dëkk bi màggee. boo xoolee moom yàlla def na fi sutura doo gis lu bare ci ay lu dul noonu. mais ni présence police yi. di xaw naa des ndax boo xoolee mën nga ni 3 points la fi am. boo nee guy mbind ak man xaw ma si irma esthétique waaye boo xoolee tax guy mbind mais li dëkk bi moom yàlla def na fi. mu nekk dëkk bu am si jàmm ci côté boobu li nga xam ne li ma bëgg wax fii mooy état ci boppam dafa am ñett yoo xam moom moo ko war mooy éducation waru ko daw da ko war a ñeme rawat na xale yi ñaareel bi mooy santé éducation bi état da koy daw 100% ci Touba benn yoon aywun école benn yoon aywun nangam mais dañoo am suñu revendication bu nu am suñu type njàng bu nu bëgg njàng moomu état mënuñu fexe ba bu fekk si mais ñoom nee nañ am nañ programme de daara moderne waaw xam nga boo amee programme yaa ngi ñëw proposé yaa ngi ñëw wax xam nga nit ko tamit toog këram di def initiative xoolal suñu Muntaxa li mu def ci effort bu mu def suñu Muntaxa li mu def suñu Sall li mu def nga gis ñii mag ñi fi nekkoon ñi ngi def effort yu mag a mag a mag nga xam ko soo yoree yëfi contribuable yi ñëpp nga xam ne dëkk bi ci la bokk da ngay ñëw proposé leen bu fekkee bañ na nga taxaw ni ñoo bañ mais fii Touba mooy dëkk bi gën a cher éducation te ñëpp ci nit ñoo ko def ñoo ko gàddu di ko def léegi beneen question bi nga xam dama leen koy waxtu bi ñuy cërale woon jeex na beneen question bi mooy jeune ak femme tey jii ci wàllu ndaw ñi comme ni nga xamante ni noonu la demee Sénégal juróom-ñaar fukk yoo jël ñu ne amuñu fanweeri at ak juróom xale yu ndaw yi nga xamante toll nañ ci liggéey tey Touba fan la toll ci wàllu industrie ci jeune ak femme ci xayma d'abord ak nan la ñu war a taxawale ay barabu liggéeyukaay yoo xam dina mën a absorber chômage boobu. Pape nga may ma tuuti rek. ma rebondir un peu ci assainissement bi. man je suis au courant d'un programme d'assainissement au UG de 44 milliards par des privés ficelé ba pare am nañ financement bi plus un programme de 55 et plus milliards. mais nee nañ le besoin c'est 100 milliards. Non mais attends non eau pluviale c'est 44 milliards. Donc le programme est ficelé et financé. ku ko financé non mais c'est des privés. Il y a un programme de eau usée de 55 milliards. Mais ce programme là mais lu ko téye lan moo ko téye. ah loolu c'est une question que je pose à tous les Sénégalais. waaw jeunes et femmes dinañ. jeunes et femmes waaw ak industrie. ak industrie. dama la wax ne la Serigne Saliou dafa industrialiser woon Touba. amoon na benn parc industriel boo xam ne mi ngi fi moom moo ko lotissé woon. suñ ca delluwaatee. def lam ca bëggoon leen bëggoon doon ko am mais xam nga dëkk bi dañuy jaawale ñaar richesse ak développement. dëkk mën naa am richesse te du am développement mais dëkk su amee développement day am richesse. fii ñu nekk muy Touba nag richesse bi dafa nekk ci ay loxo. moo tax du am développement su nekkoon nag dañoo fexe ba mu développé. ñëpp ñooy ressources yi dañ koy. redistribuer dañ koy redistribuer. waaw jeune femme ak industrie le défi de l'industrie ni ko Sénégal yëpp amee ni ko Afrique yëpp amee. waaw loolu moom li sëñ bi waxee rek sëñ Saliou wutoon na jiite woon nañ suñu vision. ci yoonu Mbàkke. wutoon na fa hectares yi bare ni ñu def fa formation. def fa pour ñu jàngal xale yi. mécaniciens yi ñu jënd leen mise à niveau pour ñu gën mën a xam seen liggéey. loolu moom def na ko mais lu ne am manquement la def na zone bi. jox ko ci turu na ko def turu nangam xëy na nit ku ne ak sa jëf. mais moom génn démarche bi génn na ko. bu dee wàllu jigéen nag. moom fii
ñun duñu nit lañuy jël rek en personne mooy aqi nit ko suñu waxee waccan saxir naa yu xarit kabir waccan kabir naa yu ngeen saxir nit ki day ñun ndax dañ ci gisoon ay modèle ci du point de vue entrepreneurial gisoon nañ ko mel ni soxna Muslimatu mu yoroon une véritable industrie à l'époque di signer ay contrat di ci def lu am solo loolu moo tax ma ne ñun fii duñu donc wax est-ce que modèle yooyu ñoo ngi koy continuer di ko perpétuer exactement bu ñu xoolee tey ji soxna Mame Faty mu dende mi ngi produire di def ay nangam mais fii ku liggéey génn amul benn obstacle bu ñu tegal kenn lu ñuy def pour jàppale leen pour dimbali leen fii man Touba est-ce que tey jii parce que da ngay dégg ñu naan DER délégation de l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes di dégg ñuy wax ay programme ay FONGIP ak yooyu ñooñu fu ñu toll man nag damay wax suñu modèle ñun suñu modèle la du ma topp modèle bi modèle Touba bi laay gën a mise laay gën a teg mooy moom xidma mooy ki amuñu ñun duñ teg obstacle ci kenn. programme yi fan lañ ci toll programme yooyu ndax yéen a ngi ciy jëfandiku. ndax yéen a ngi ciy gis seen bopp xam nga programme yooyu. c'est des programmes yu baax la. mais c'est un peu aussi politique. li comme ni ko sëriñ bi waxee. dama yaakaar ne Touba. dafa nekk ville boo xam ne dafa war a am modèle boppam. ndax tey par exemple jigéen ñi fi nekk di liggéey ñu sonn lañ. parce que dañ leen a bàyyi ak les microfinances. daanaka comme li xew Sénégal. xam nga nit nga lebal ko pare di ko fay ay 25 wala 30%. day diis dafa diis. ba pare wëlbatiku nag teg ko pression boo xam ne. dafay dem ba mu yàgg jigéen ji nekk ci biir kër gi sëy sax. bor bi mu am ci banque bi dafay dem ba mu yàgg dafay yàq sëyam parce que pression fay bor. boo xam ne mënoo cee génne dara dafa métti. donc loolu aussi état war nañ ko jóg. dëkk bi itam war nañ koo jóg xool ñi fi ñëw. te yor ay microcrédit di xool ba xam jëflante bi ñuy jëflanteeg waa Touba ndax tegu na ci charte dëkk bi ndax tegu na ci loi ndax tegu na ci parce que am nañu fi bari ñoo xam ne ñi ngi fi tey li ñuy def dara tegul ci yoon jërëjëf Serigne Mamor kontaan nañ lool ci bokk jotaay bi jotaayu réflexion la woon waaye teg li nga xamante ni moom mooy sunu loxo baaraam ci li nga xamante ni rek dina gën a yéwénal dundu ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkke Touba ndax Touba damay wax ne particularité am mooy fu waay dëkk tey te nekk taalibe sa yitte mooy am kër ci Touba te loolu su amee nag daanaka dafay laaj anticipation dafay laaj planification bu am solo donc loolu moo waraloon waxtaan wi sa kàddu bu mujj waaw ñu lay sant ci dalal gi ñu dalal tey jégalu nit ñi fekkee jëm naa fi ndax wàcc tamit day di say mbokk yi taalibe yuy liggéey nekk ci domaine mun la woowee da nga war a wuyu mais duma domaine ci duma taxuma macha allah ci wax waaye yéen rek sama xol moo doon wax ci wax ji Touba nag moom dèjà moom mi ngi ci yoon wi dèjà xëy na bu ñuy wax fi dañuy wax li manqué waaye bari na dafa nekk loo xam ne lu jar a saluer lu jar a wane la macha allah jërëjëf sëñ Mamor waaw xam naa kon bi ma ñaanalee sëñ Mountakha Bachir mu yàgg fi te wér itam di leen sant yéen ñi nga ci invitation bi di dellu di wax état rek ne ko indib xaalis doyut waaye indib xaalis soo ko defee pare di ko saytu dana ci baax ndax li mu fi def bari na lool waaye nag li ci yàqu bari na maa ngi ziare bu baax tey jégalu nag jërëjëf yéen ñi nga xamante ni yéen doon topp jotaay bi nga xamante ni ñoo ngi ko doon amal di ci àndoon ak sëñ Mamor Mbacké sëñ Mamor Kébé di ci àndoon tamit ak Serigne Mbacké Mara mu doon waxtaane rek li nga xamante ni moom mooy défi yi nga xamante ni dafa nekk yu défi actuel waaye ak yu futur ci dëkk bi nga xamante ni dëkk boo xam dafa ñoroon borom la mu sancal ko boppam am ay yéene yu bari yoo xamante ni daf ko ci am bokk na ci yéene yooyu tey benn boo xamante ni bu am solo la Serigne Mountakha Bachir di ko jëmmal muy université bi ak yeneen yoo xamante ni ay défi la yoo xam dafay interpeller le capital humain bi nga xamante ni ñoo bokk fii ci Touba mu nekkoon jotaay boo xamante ni jotaayu réflexion la woon dinañ dellu si ci yeneen jotaay daal di faram-fàcce yeneen domaines yoo xamante ni dina wëy di yéwénal li nga xamante ni moom mooy ñi dëkk Touba ak ñi nam ma dëkk Touba te dara du ci wuute ak orthodoxie bi nga xamante ni moom la borom bëggoon ci dëkk bi muy fu ñuy jaamoo suñu borom di ko fi wéetal jërë ngeen jëf ñu bàyyi leen ngeen wëy ak programme télévision Futur Média jëm fii nga xamante ni moom mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar jërë ngeen jëf salaatu lazi fi kulli saarin wa fi